ngi leen nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo comme di leen ko waxee woon ci suñu vidéo yi bu weesoo critique yi nga xam ne nii dañ koy def par rapport ak yenn sujets yi ak analyse yi ak leeral li ñuy def ci domaine yi nga xam ni dafa laal li nga xam ni mooy doxinu réew mi chaîne bi di Xalaat TV dafa bëgg itam nekk benn espace boo xamante ni day proposer ay solution di joxe ay xalaat rawatina nag jëmale ci ndaw ñi ak ñi nga xam ni tamit gën nañ féete mag lu tax loolu parce que dañu seetlu ni chaîne bi ñu ëpp ñu koy suivre ay ndaw lañ day moyenne d'âge bi ñu ngi ko calculer ci 18 jàpp 35 ans jëm kaw te ci ndaw yooyee am nañu ci bëri ñoo xamante ni xamuñu seen avenir lan la leen jagleel am na ñoo xam ne ñi ngi ci activité te bëgg nañ yokkute am ñoo xamante nii ay ndaw lañ ñi ngi toll ci jàng am ñoo xam ne nii am nañ seen bac nekk ay étudiants mais amuñu benn garantie gisuñu benn garantie buy tax ëllëg ñu jàpp ni mën nañ defar seen àdduna ci wàllum koom rawatina nag ñu am ay waajur yoo xamante ni ñoom lañ yaakaar. gannaaw jàngat boobu ci vidéo bi da leen di expliquer situation wu économie bi fi mu toll tey pour que jeunes yi xam tendance yi mooy lan parce que jeunes yi ñu ci bëri dañuy def parfois ay jaawatle maanaam ñi ngi def ay formation mais duñu informé wu par rapport ak marché d'emploi bi fi mu toll maanaam yan formation lañ war a def yoo xamante nii dina leen mën a garantir ñoom bu ñu génnee dinañ mën a insérer wu fenn ci noonu dañ leen di proposer ay secteurs yi nga xamante ni jamono ji mi ngi dox maanaam ndaw yi mën nañ ci gis seen bopp ay proposition la mais am na ci yeneen yoo xamante ni yaakaar naa ni yéen ñi koy suivre après di ngeen ko def en commentaire pour que ñëpp mën ci jëriñoo donc dañ leen di proposer quelques secteurs rek yoo xamante ni mën na dimbali ndaw yi nga xamante am nañ jafe-jafe ci wàllu insertion wala sax bëgg nañ créer seen propre entreprise ñu libre autonome di exercer seen activité te duñu tënku ci benn entreprise ak bërëbu liggéeyukaay bu mënti doon. comme niñ ko waxee woon sànq li ñu njëkk a def mooy xamal ndaw ñi situation marché du travail bi fu mu toll ma koy baamtuwaat ñu ci bëri ñu ngi wër liggéey di def formation mais gëstuwuñu marché du travail bi maanaam këru liggéeykaay yi nga xam ne ni ñoo joxe liggéey lan la ñu soxla ci wàllum xam-xam wàllum expertise li ñuy xamal ndaw yooyu rek mooy jamono ji économie bi dafa changé moteur yi changé na rawatina suñu dëkk yi ci mel ni Sénégal gannaaw yenn matières premières yi nga xamante ni am na ci yoo xamante ni ndaw yi mën na ci sukkandiku am ci ay liggéey am na tamit li ñuy wooye révolution numérique maanaam jumtukaay xarala yu bees yi nga xamante ni ndaw yi mën na ci sukkandiku ngir am liggéey tey malgré Afrique métti na dëgg Afrique yu bëri ñu ngi ciy génn am croissance bu yenu maanaa te croissance boobu noonu feeñ ci li nga xamante ni mooy doomi dëkk ba rawatina ndaw ñi donc balaa ñuy xuus ci aspect boobu rek dañuy dalal d'abord xelu jeunes yi pour xamal leen que ni mën na ne parce que mën na ci génn parce que da leen di jox rek quelques exemples rapport bi nga xamante ni New World Wealth génnee na ko tuddee ko Afrique Wealth dafa xamle ni fi mu toll nii Afrique am na 160 000 millionnaires mu dolli ci ne nombre de millionnaires yi de 2000 à 2014 dafa yokk bu doy ni 145% maanaam liñ ci mën a jàngat mooy am na ñoo xamante ni au début dooree wuñu woon dara mais à la fin réussir nañ seen vie tekki comme niñ koy waxee te li gën a am importance ci rapport boobu noonu mooy millionnaires yooyu ñu cité ñi ci ëpp ay jeunes lañ maanaam ay jeunes entrepreneurs lañ yoo xamante nii dañu créer ay entreprises yu ndaw dooree ci ay entreprise bu ndaw dooree ci benn idée bu ndaw boo xamante ne nii daanaka mën nga ko ñàkkal fayda investir ci nag di dem di soox def ndànk-ndànk commencer am ay financement développer seen activité donc yi yaa exemple la pour xamal ndaw ñi que ni c'est possible mën na ne bu ñu décourager moo tax ci vidéo bi dañuy partager ak yéen quelques opportunités d'affaires maanaam ay domaines yoo xamante ne nii ci biir Afrique rawatina Sénégal yoo xam ni nit mën na ci sukkandiku créer entreprise am wala mu am ci liggéey ci ni mu gën a yombee. bi ci njëkk mooy wàllum énergie solaire maanaam jant bi li muy génnee ci li nga xam ne mooy naaj avantage la pour Afrique parce que suñu dëkk yi ci at bi am nañ lu toll ci 300 jours maanaam ñetti téeméeri bés yoo xamante ni day am jant day am naaj te naaj boobu noonu mën nañ ko transformer li nga xam ne ni mooy énergie maanaam wàllum courant mais li ci yéeme mooy jamono ji may wax ak yéen 600 millions de personnes maanaam juróom benn téeméeri millions fii ci Afrique rawatina ci dëkk àll yi amuñu li nga xamante ni mooy courant te boo demee sax ci ville yi coupure courant yi mi ngi leen di bëgg a rey c'est-à-dire que am na problème boo xamante ni war nañ ko régler mais li gën a neex ci énergie solaire mooy dafa gratuite te du yàq li nga xamante ni mooy environnement bi donc alternative la pour dëkk yi nga xamante ni amuñu courant te soxla ko nag ci noonu dafa am ay jeunes entrepreneurs yoo xamante ni ay africains lañ te ñu créer ay entreprises wut ay financement investir ci li nga xamante ni mooy wàllum énergie solaire te jeunes yooyu noonu ñu ci bëri commencé nañ gis seen activité di dox yamuñu rek seen dëkk mais dañu dem di gagner ay marché ci yeneen dëkk da leen di jox rek quelques exemples ci entreprises yoo xamante ni réussir nañ domaine boobu noonu am na benn entreprise bu ndaw bu ñu tuddee hors réseau électrique benn fournisseur d'énergie la boo xamante ni mi ngi nekk Tanzanie entreprise bu ndaw la woon
mais jamono ji am nañ investissement bu toll ci 25 millions de dollars te ki leen ko jox mooy ay investisseurs internationaux subventionné leen boo xoolee tey entreprise bi mi ngi dox te mi ngi fournir lu toll ci 1 million foyer maanaam ay kër yoo xamante ni entreprise moo leen di fournir courant ci Afrique orientale. am na tamit beneen entreprise bu tudd M-Kopa moom day fournir ay système d'énergie yoo xamante ni ci wàllum jant bi la jógee système bi ñu ngi ko tuddee Pay as you go entreprise bi di dox ba tey am na investissement bu toll ci 40 millions de dollars entreprise bi mi ngi nekk Kenya te dafa dem ba yaatal ay activités am di fournir Tanzanie Ouganda ak yeneen réew. explication yu may joxe nag xam naa ne dina am ñu ne entreprise yooyu noonu fan la ñuy jëlee ay financement di financer seen projet juste pour vous dire que ni ñooñu ils sont partis de rien maanaam bi ñuy tàmbali amuñu woon dara ay nit lañu woon nii rek am seen idée mais dañ ci dem ak seeni propres moyens gars yi gis ne activité bi intéressante na ñu financer leen. ñan ñoo leen di financer mooy dafa am actuellement li ñuy woowee ay plateforme de financement yooyu ñu ngi leen di tuddee crowdfunding bugguñu nag brûler li nga xam ne mooy étape bi maanaam bugguñu profiter parce que bu ñu boolee lépp rek mën na jaxasoo seen bopp dañuy dem étape par étape mais dinañ def vidéo spéciale boo xamante ni nii ci wàllu financement kese lañ koy jagleel ak plateforme yooyu nga xamante ni nii dañuy def li nga xamante ni mooy financement social maanaam mun nga sax am sa idée de projet déposer ko foofu noonu bu intéressant yi nit ñi mën a def ay participation ba nga mën a financer sa propre projet donc dinañ leen jagleel benn vidéo spéciale boo xamante ni ci domaine boobu la pour xam naka ngeen koy aborder ak naka ngay def pour am chance ñu financer la par rapport ak sa projet. am na aussi ay concours tey Sénégal ñu ngi organiser ay concours pour les start-up ak yooyu noonu yooyu yëpp c'est des moyens de financement yoo xamante ni avec projet bu baax ak business plan boo xamante ni leer na ni lii rentable na mën nga am possibilité démarrer sa projet gagner sa vie. am na tamit beneen domaine muy wàllum agroalimentaire maanaam wàllum dundin tey li ñu seetlu mooy Afrique malgré ressources yi mu am yëpp wàllum dundin dañ ci néew doole lool bu baax a baax a baax lan moo tax dafa am benn rapport bu banque mondiale def dafa ne Afrique li ñuy dundee suñu réew yi lu ci bëri dañ koy jéggaane te li ciy gën a garaaw mooy 60% si suñu suuf si kenn utiliser wu ko tey boo duggoon Sénégal di dugg ci yenn gox yi di nga xam ne réew mi bëri na ay àll yoo xamante ni dara nekku fa te alors que mun nañ ko utiliser exploiter ko parce que non seulement suuf si baax na mun nañ ci mbay mu jaar yoon mais tamit ressource baa ngi fi parce que Sénégal ndaw yee fi ëpp te ñu ci bëri amuñu xëy. donc opportunité la boo xamante ni war nañ ko mën a saisir et en plus jant baa ngi fi donc dañuy xaar ay yeneen nit ñëw jéggaani exploiter ñu ko yóbbu ko seen dëkk indiwaat ko fii nii di ñu ko jaayaat donc bu ñu amee organisation bu baax ak jeunesse bu takku taxaw temm saisir opportunité yooyu noonu ñooy nekk exportateur mondial bi ëpp doole ci àdduna mais lu lépp saisir ruñ ko la moo tax saisir ruñ ko tey bu ñu xoolee ci marché africain bi ñi ngi importer lu toll ci 70% ci li nga xamante ni moom la ñuy dundee Sénégal rek bu ñu jëlee exemple lu Sénégal li ñuy importer si ceeb kenn mënu la wax li nga xam ne nii moom la toll bu ñu xaymaa alal yi africain yi di dépenser ci li nga xam ne mooy wàllum ceeb bi toll na ci 10 milliards de dollars donc alal ju takku la malheureusement nag suñu réew yi comme Sénégal métier baykat bokk na ci métier yu ñu gën a doyadal maanaam kenn joxu leen cër alors que boo demee ci yeneen dëkk africain yi wala sax en Europe bokk nañ ci ñu ëpp alal bokk nañ ci ñu gën a respecté donc il faut que jeunes yi intéressé wu ci domaine boobu noonu muy wàllu mbay mi parce que domaine la boo xamante ni Sénégal exploité wu ko comme ni mu waree. après loolu dañuy ñëw ci wàllum technologie maanaam xarala yu bees yi boobu tamit bokk na ci secteur yi nga xamante ne nii saisir guñ opportunité yi maanaam ngëneel yi mu am parce que ñun technologie buñ ko déggee rek muy xarala yu bees yi wala internet niñ koy jëfandikoo daanaka baaxul mën nañ wax alors que am na ci ay domaines yoo xamante ni mën na créer ay emploi mën na jur ay xëy te ndaw ñi intéressé wuñ ci comme ni mu waree dëgg ay tuuti ndaw ñoo ci bénéficier wu mais naka lañ ciy investir tout d'abord am na li nga xam ne mooy site internet yi moom la Sénégalais yi di gën a consulter Sénégal nag kuy créer site internet da nga yaakaar ni pour tasaare ay xibaar kese la alors que site internet mën na servir leneen tey ñëpp xam nañ ni commerce benn activité buy dox la fii Sénégal te jaaykat yi ku ci nekk yaa ngi wut ay pexe yoo xamante ne nii wala ngay def ay service même bu dul jaay ngay proposer ay services yoo xamante nii bëgg nga nit ñi xam ko léegi en tant que jeune entrepreneur mën nga créer benn site annonce site boo xamante nii da koy tax a jóg mooy permettre commerçants yi vendeurs yi mën di publier li nga xamante nii mooy seeni produit mais ci ginnaaw nga am benn communication web boo xamante ni di nga ko mëne ba sa plateforme am tour nit ñi ñëw di ko visiter bu ko defee yow en retour ngay proposer ay services yoo xamante ni jaaykat yi mën na ñëw di publier seeni produits ak seeni services pour jaay li nga xamante ni moom la ñuy proposer loolu benn exemple la rek mais am na ci yeneen idée yoo xamante ni bu weesoo ay annonce yeneen domaines yoo xamante ne ni mën nañ ko investir créer site internet ci yeneen services yoo xamante ne nii non seulement site bi dina rentable par rapport ak prestation de services yi ngay def mais tamit publicité yi nga xamante ni da nga koy afficher ci site bi.
ba tey ci wàllum xarala yu bees yi am na ay application ak ay services en ligne tey révolution numérique bi tax na liy dox lu ëpp mooy application yi nga xam ne moom ngay télécharger sa téléphone portable di ko mën a utiliser à chaque fois tey am na ay application yu bëri yoo xamante ni dañuy proposer ay services en ligne mais di ci gagner ak annonce yi nga xam ne moom la ñuy publier di ko jaarale ci li nga xam ne mooy application yooyu noonu exemple laa leen di jox mën nga créer benn application boo xamante ne nii tey dajale hôtel yi nekk Dakar yëpp wala Mbour wala Saloum wala beneen dëkk boo xamante ne nii tey am ay touristes yu fay ñëw léegi mën nga dajale hôtel yooyu yëpp dajale leen ci benn application bu ko defee kuy ñëw moo xam sénégalais nga wala ko jógee bitim réew booy wut hébergement ci application bi ngay dem directement chercher li nga xamante ni fa nga bëgg a jëm benn exemple la mais am na ci yeneen idée de projet yoo xamante ni mën nga ko créer ci wàllum application kese fii ci Sénégal mën nga sax créer benn application boo xamante ni pour sénégalais yi di ci setaan ay film la tey am na ay film sénégalais yoo xamante ne nii dañ koy suivre bu baax mais mën nga créer benn application boo xamante ni day répertorier film sénégalais yi léegi da ngay faciliter internautes yi da ngay faciliter ñi nga xam ne ñoo bëgg film yooyu noonu ñu setaan ko rapidement ci seen téléphone portable sans que ñuy dem di dugg ci ay site ak yooyu noonu. am na tamit beneen domaine muy wàllu éducation maanaam wàllu njàng tey Afrique mooy population bi gën a jeune ci àdduna parce que fukki africain yoo jël juróom yi ay ndaw la ñoo xamante ni amuñu fanweeri at mais lu ci bëri ci xale yu ndaw yi rawatina tout tànk yi amuñu chance su def éducation bu baax éducation boo ko déggee waxuma yar mais maanaam ñu instruire leen maanaam jàngal leen xam-xam ñu ci bëri amuñu chance boobu noonu loolu di menacer li nga xam ne mooy suñu capital humain alors que ci domaine boobu mën nañ ci investir en tant que jeune tey da leen di jox exemple boo demee dëkk bu mel ni Kenya par exemple dafa am ñu créer benn modèle boo xam ne ñu ngi ko tuddee Bridge Academy ka dem Ghana tamit am na beneen bu ñu tuddee Omega ñooñu dañu créer benn plateforme éducation boo xamante ni pour école primaire maanaam dañuy encadrer xale yu ndaw yi ci njëg bu tuuti léegi nag ak njëg bu tuuti boobu noonu dinañ am ay élèves yu bëri yi nga xam ne moom la ñu encadré léegi ak somme bu tuuti bi élèves yi di fay dina tax ñoom seen activité ñu consacré ko ndaw yi mais tamit en retour am ci ay bénéfices maanaam lu ñu dundee am na ci tamit beneen entreprise boo xam ne ci wàllu éducation rek la base yu ñu koy wax Andela moom day proposer li nga xam ne mooy formation gratuite maanaam kenn du fay mais Andela boobu noonu day tàggat ndaw ñi ci li nga xamante ni mooy ay wàllum développement logiciel tak la ñuy créer ay logiciel tak la ñuy gën a xamee ay plateformes yu ci mel ne ay Microsoft ba tey ay États-Unis ay Europe dañ ci intéressé wu ñëw di ko jàppale pour que muy produire li nga xam ne mooy ay talent donc boobu benn modèle jàngale la boo xamante ni ñu ngi koy tuddee talent as a service donc jeunes étudiants yi nga xam ne nii tey am nañ ay diplôme ci wàllu lettres modernes ci wàllu anglais mathématiques philosophie PSC histoire géographie moo xam bépp domaine mën nañ inspiré wu ci genre projet yooyu noonu mën nañ tamit am beneen idée de projet boo xamante ni objectif bi mooy encadrer ay ndaw yi nga xam ne amuñu chance su am éducation de qualité parce que quoi qu'on puisse dire suñu Sénégal jamono yi modèle jàngale bi baaxatul ndaw yi amatuñu niveau donc nga proposer leen lu bees loo xamante ni pour ndaw yi la mais en retour nga am ci li nga xamante ni moom ngay suturloo parce que ñëpp xam nañu tey suñu université yi fi nekk yëpp daanaka li muy créer ay chômeurs moo ëpp li muy créer li nga xamante ni mooy ay ndaw yuy génn pare pour liggéey. poñ bi mujj bi nga xam ne moom la ñuy aborder mooy financement wu projet yi ma jot a lim am na yeneen mais moom laa wax sànq ku ci am yeneen idée aussi mën nga ko def commentaire ñeneen jëriñoo si mais dañuy ñëw ci financement wu genre projet yu mel noonu yu leen di dippee ay start-up juste pour xamal ñi nga xam ne dañuy am xel ñaar par rapport ak ay financement tey investissement wu entreprise yu ndaw yooyu nga xam ne ay ndaw ñoo koy créer ay jeunes dafa yokku bu baax a baax investisseurs yu bëri ñu ngi daw wuti di Afrique ndax lan financer ay entreprise yu ndaw yoo xam ne ay jeunes ñoo ko créer bëri na mën nañ joxe exemple yu dul jeex en 2015 investir nañ ay centaines de millions yoo xamante ni ay ndaw lañ ko jagleel yoo xam ni dañu créer ay start-up maanaam ay entreprises yu ndaw yoo xamante ni dafa innovant maanaam dafa bees donc en tant que jeune entrepreneur africain sénégalais mën nga wut ay idées yoo xamante ni idées yu bees la yu pertinente parce que pertinence bi mooy tax facilement au lieu que ngay daw di wuti investissement mais investisseurs yi ñooy daw sa ginnaaw pour financer la parce que partenariat gagnant-gagnant lay nekk juste benn chiffre laa leen di jox fi mu toll nii am na lu toll ci 200 organismes ñaari téeméeri organismes d'investissement yoo xamante ne nii seen activité lan la mooy ñëw Afrique investir ci ay entreprises yu ndaw yoo xamante ni dina mën a rentable ci diir bu gàtt yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci suñu vidéo yi nga xamante ni ñu ngi koy préparer di ko waajal xamal leen naka ngay defee idée de projet parce que loolu lépp processus la aussi doo tëb rek créer sa projet mais da ngay am idée bi d'abord après idée bi nga xool naka ngay jëmalee idée boobu noonu mu nekk lu concret après nga xool naka ngay defee démarche yi pour am li nga xam ne mooy financement.
dañ koy bamtuwaat aussi lii ay exemple la rek lu ñu jot a wax mais am na ci ñu ñuy seetaan ñu ñuy déglu ñoo xam ne ni am nañ idée yu gën a kawe yu gën a pertinente yi nga xam ne moom lañ joxe donc dañ leen di ñaan ñu def ko en commentaire parce que échange la partage la que chaîne bi loolu lañ ko bëgg a def mu nekk benn espace boo xamante ni ndaw ñi nañ ci gis seen bopp dinañ ci mën a jaar pour li nga xamante ni mooy seen objectif defar seen avenir tekki comme niñ ko bëggee teral li nga xamante ni mooy seen i wayjur donc suggestion yeeg commentaire yeeg yëpp ils sont les bienvenus donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo di leen wax aussi ngeen bañ a fàtte di abonner aussi partager les vidéos pour que ñeneen ñi mën ci bénéficier wu jàng ci lu bari donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox di daje beneen yoon jàngeen jëf